télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu am mbégte ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci jëye ji nga xam ne am na fële ca Diamaguène ci quartier bu ñu naan quartier Samba Dramé benn bâtiment bu fa nekk genn wàllu dal gi kon moom moo màbb ñaari doomi aadama jëlee ci ay gaañu ci ñoom sax kenn ke gaañu yi métti na lool. wàllu politique fële ca Sangalkam permanence bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak mairie bi nga xam ne waaye Yewwi Askan Wi ñoo ko jiite am na ñu ko song loolee ginnaaw ba ñu siiwalee résultat yi bàyyee ko ci élection législative yi ñaari coalition yi nag ku ci nekk yaa ngi tuumal sa morom ngir daal di wax ne li xew sa morom a ko def ñu ne nag duñ ko bàyyi noonu daañu ko topp ngir xam ana lan moo ko sookee observateur yu Union africaine yi yu CEDEAO yeeg yu organisation internationale de la francophonie càmbar élection législative yi ñu doon amal ci réew mi ci Sénégal rafetlu dal gi mu amee rafetlu it jigéen ñeek niñ ci sóoboo bu baax a baax lu aju ci boobile rapport bëgg na nag ñu sàkku ci askan wi ñu jëli seen identité ngir mën di woote bu élection amatee ci réew mi daañu dem ci diwaanu Ndar xooli élection législative yi ak na mu fa tëddee Aba Mbaye bu Yewwi Askan Wi ma ngay wax ne am na ndam Mansour Faye nangu ne ñàkk na ko waaye nee na dinañu càmbar ba xam dëgg ana kon lan moo ca xew Linguère it la ñu fa seetlu moo di Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo gagné fukki commune ak juróom-ñeent ya fa nekk 41 072 voix ñoom la ñu am waaye Yewwi Askan Wi am 60 000 waaye Yewwi Askan Wi kon ñoo ca topp loolee daañu ci ànd ak kii di Mamadou Moustapha Ndiaye ci ay leeral mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxi lu ma faram fàcceel leen ko. ñaari doomi aadama yu amee gaañu kenn ki gaañu yu mitti lool lii mooy lu tukkee ci accident bi nga xamante ne ji kon am na fële ca quartier Samba Dramé ca Diamaguène bâtiment bii ngeen di gis genn wàll gi kon moo daanu am ñoo xamante ne ji kon fa la leen yëf ya fekk ñuy xam ne bâtiment la bopp mairie ba sàkk woon na kon ñu daal di fay jógee ndax dëkk fa wóoratul woon ba ni jëyee ji amee ni ma ko waxee ñaari doomi aadama kon ñoo ci jëlee gaañu kenn ki état ba doy na waar lool reportage Thioro Mbar Ndiaye Pape Fall. Saaluk njaboot gi sant Gueye ca quartier Samba Dramé bu Diamaguène boo fa duggee gis ni ay xeer ak yu ni mel moo fa gën a fës li ko waral nag di ab mur boo xamante ni mi ngi féete woon ci kër gu ñu dendal mu daanu. dafa am benn kër bu ñu dëkkandool fii ñoom ñoo doon démolir seen kër gi nag étage la woon waaye nag dafa nekkoon ci état de délabrement avancé. moo taxoon sax ñi fi dëkkoon ñëpp ñu génne woon leen pour léegi ñu démolir kër gi léegi bi ñu ñëwee nag di démolir kër gi yàlla def bi waa ji dindee acroterre bi ba pare lépp ci sama kanam maa ngi toog fii di ko xool léegi nag bi mu attaqué dal bi mu dóoree benn coup ñaari coup si la moom ànd ak dal bi léegi nag dal bi pëtax bon ñeneen mur yi fekk si ko. léegi nag mur bi nga xam ne moom moo féete woon ci ñun waaw moom moo causé dommage yi ngeen filmé nii yëpp daal. ñaari nit ñoo ci gaañu kenn ki nag nekk ci état bu doy waar moom mi le sax mooy maçon bi nga xamante ni moom moo waroon daaneel kër gi le. waaw malheureusement sama benn doom bu jigéen bi moom moo nekkoon ci néegam doon nelaw ci kaw lalam waaw kooku tamit elle s'en est tirée avec une fracture du fémur. waaw loolu mooy dommage corporel bi nga xam ne am na ci quoi. maçon bi nekk ci kaw moom bon tànkam boobu yaakaar naa ne bon dootu ko jëriñoo quoi. ab sommation mairie bi joxe woon na ko ginnaaw bi mu gisee ni kër gi état bi mu nekk bu doy waar la. pas plus tard que un peu avant la tabaski. bon dafa am benn yitte bu mu doon dox mairie. j'en avais profité pour wax ak maire bi ba mu ne ma moom ñëw na fi ba constater affaire bi ba joxoon sommation pour ñu génn kër gi bu ñu mënul daaneel bâtiment bi nañ daaneel balcon bi parce que balcon bi ci temps nga la doon créer quoi koo gis rek xam ne lii luy daanu la tu vois te bon xale yi nga xam ne ñoom ñooy foo ci koñ bi presque fii moom mooy seen fowukaay. léegi nag bi nga xamee ne bon maire bi wax na loolu bon si la nit ñu bari génn
ba presque ñi nga xam ne ñoo mujj génn ci kër gi tey la ñu génn. bii yokk ci drame yi nga xamante ne moom la ñu fiy am saa su ne mu jëm ci wàllu kër yi nga xamante ni daanaka kenn mënatu faa nekk lu ni mel sax askan wi di faral di ko wax ndax ñoom ñile saa su ne tiitaange gu amul àpp moom la ñuy tëddee di ko yeewoo. Coorom Mbaaram Bisaan Ndiaye mi ngi noonu ca jàmm gën la jëyee joojee xewee dañuy bàyyeekoo jàmm gën wutali Sangalkam ak fitna ju ñu fa nemmeeku permanence coalition Benno Bokk Yaakaar ba ca Sangalkam dañu ko caxate yàqate ko noone yamu fa ndax it maire ba fa nekk ci pàttali ko jiite ci Yewwi Askan Wi la bokk maire ba it yàqate nañ ko lépp nag mi ngi am ginnaaw bi ñu siiwalee lenn ci résultat yu tukkee ci élection législative yi ñaari wàll yi kenn ku nekk di ko jiñ sa morom muy waa Benno di waa Yewwi Askan Wi lu mu ci mën di doon kenn ku nekk nee nga di nga yóbbu yëf yi fa mbaxana doone benn ngir ñu leeral ko ñoo di ci leeral ak Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. coalition Benno Bokk Yaakaar bu Sangalkam xeex yi doon am ginnaaw bi ñu publier résultat yu tukkee ci élection législative yi nag bàyyi fa ba néga ni seeni mandarga ca premier étage ba nag Oumar Gueye mi nga xam ne ay ñoñam ñoo ko wër daal di joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy ay wujjëm ci wàllu politique. dañu dégg jékki-jékki rek bum loo xam ni un bruit assourdissant ma ni waaye lu xew ñu ne ma dañuy attaqué nañu permanence bi sànni ay xeer ñu dégg xeer yi di jol yi di dal lu la ñu def ci yàlla ñu defal sutura vous le dis parce que toj nañu kii ba dugg ci biir. waaye Yewwi Askan Wi nga xam ne nag ñoom ñoo gagné élection yi daal di weddi nag tuuma yooyu ba mu set wecci. liñ fa jot ci ay xeer démb ku am xel di nga njortu ne luñ fa dajale woon la parce que nit mënul wàcc ci suuf for xeer yéeg ci kaw permanence bi ba pare di sànni dañ ko fa dajale di ñu xaar. donc xeer yi foofu la tàmbalee ñu koy sànni ba pare mu am ay coup de feu yu ñuy dégg. ñoom tamit te ñu daal di tuumaal ñi nga xam nag ñoom ñooy ànd ak ki fi nekkoon maire bu Sangalkam ne ñoo daal di attaqué mairie ba. ñoom ñoo yegg si maire bi te li koy firnde mooy on a des preuves ñi yegg si maire bi identifié nañ leen xam nañ leen te bu wax jox seen tur jotee jox ko à la gendarmerie nañ leen ko jox. xam nañ leen identifié nañ leen. di ay tuuma yoo xam ne nag Oumar Gueye bëgg koo dégg benn yoon. ville bu rafetee noonu ñu liggéey ko pour askan wi nan la ñuy yónnee ay xale ñu koy toj en tout cas c'est pas Oumar Gueye moi j'étais même pas au courant de tout ça c'est après plus tard que lañ ma ko wax donc la chronologie lay fait kon xanaa dañoo yàq fii ba pare ñu soog a def loolu foofu ak kan moo ko def foofu. question. xiiroo ak ŋaayoo dox ci diggante ñaari coalition yooyu nag daal dina am ñu bëri ñoo xam ne jëlee nañ ci ay gaañu moo xam Benno Bokk Yaakaar mbala Yewwi Askan Wi ku nekk ci ñoom nag daal dina xam la ni dina dem fa mbaxana doone benn. ñi nga xam ne CEDEAO Union africaine ak organisation internationale francophonie dañ leen a yabaloon fii ci réew mi ngir ñu càmbar élection législative yeeg na muy doxee la ñu ca gis moo di ak jàmm ak daal gis nañu ne jigéen ñi gi la yoon am nañu ci taxawaay bu mat sëkk waaye lu mu ci mën di doon nag ci rapport bi nga xam ne def nañu ko sàkku nañu ci nit ñi ñu dem jëli seen identité ngir bu élection amatee ñu gën caa mën a bokk bu baax a baax cadre Désiré Ouédraogo kenn la ci ñoom observateurs yi ñu déglu ko ci kàddu leeral yi mu dénk Maymouna Ndiaye caméra Younous Diatta. que les élections 23/10 SS suñu mission bi li mu gis mooy amale nañ ko ci dal jàmm ak salaam rek la ñu gis loolu nag lu baax la lu ñuy rafetlu gis nañu itam soxna yi mobilisé wu nañu dem nañu voté ji ci jàmm ñibbiwaat seen kër ci noonu nag ñun ñuy joxe ay tegtal di digal citoyen yi nga xam ni ñoo gën a féete ndaw bu élection di waaj a jot ñu dem jëli seeni carte ndax kat baat yooyu nga xam ni dañ koy sànni loolu dafay compter ci démocratie bëgg nañu élection daal buy amati ñu yëg ni taux de participation bi gën naa kawe. faire le choix définitif des dirigeants du pays. Maymouna Ndiaye taataan kàddu yi moo ko tekki. diwaanu Mbour la ñu jëm gannaaw résultat yi nga xam ne génn na fa jox ndam waa Benno Bokk Yaakaar seetlu gi nag moo di waa Yewwi Askan Wi ak waa Wallu la ñu am ñoom boo ko boolee ñooy raw waa Benno Bokk Yaakaar dañ leen rawee lu toll ci juróom-benn téeméeri voix ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent luñ ci mën di mel lu tax ba woote yi ñii wooteel ñee jaar fee ñi ngi koy leeral ñoom waa Yewwi teg ci ne liñ ci mën a jàppee moo di diwaanu Mbour moom mi ngi tàbbi ci loxo yu kujje gi Abdourahmane Diallo ci ay leeral.
ci département bu Mbour Yewwi Askan Wi moo représenté woon intercoalition Yewwi Wàllu waaye lu ñu seetlu mooy waa Wàllu ñenn ci ñoom seen liste nationale bi la ñu daal di votel ndax liste bii nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko jiite am na lu toll ak juróom junni ak ñetti téeméer ak juróom benn baat. li mu ñu waxoon mooy intercoalition la ñu ànd nawle dem leen ci ba jeex takk. mais bu ñu rawee 4600 voix c'est vrai nga gis Wallu ñu ne am na 5000 mais loolu xam nga am na militants yoo xam ne dañu yàgg a votel Abdoulaye Wade ànd ak moom depuis 1974 mais ñooñu bu ñu gisee bulletin Abdoulaye Wade ci salle bu ñu war a voté duñu ko mën a contrôler seen bopp dañ koy jël suñ ko jëlee nag dañuy jàpp ne rek buñ ko defee maanaam ci biir intercoalition bi lay ñëw. bu ñu jëlee juróomi junni ak ñetti téeméer ak juróom benn baat yi nga xam ni waa Wallu am nañ ko teg ci juróom benn fukk ak ñett junni ak juróom ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn baat yi nga xam ni waa Yewwi Askan Wi am nañ ko loolu buñ ko boolee coalition Yewwi Wàllu dina am ci lu toll ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent junni ak téeméer ak ñaari baat Benno Bokk Yaakaar am juróom benn fukk ak juróom-ñetti junni ak ñeent téeméer ak fukk ak ñetti baat opposition bi mooy raw lu toll ak juróom benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent. parce que même ci biir urne yi am na ñoo xam ne dañoo boole ñaari bulletins yi dugal ko ci benn enveloppe mooy bu Yewwi ak bu Wàllu parce que dañoo dégg intercoalition Yewwi Wàllu ils n'ont pas compris ça c'est des erreurs mais conséquence bi mooy loolu bu ñu ko sotti woon suñu lu ñu am rek département bi dañuy gagné 4 sièges yi mais malheureusement mais lu ñu rafetlu rek mooy que Mbour a basculé dans l'opposition surtout la commune de Mbour. bu ñu sukkandikoo ci responsable intercoalition Yewwi Wàllu ñu ngi xamle ni donte sax mbir mi noonu la demee rëccu amu ci waaye li am ba des mooy xayma yi nga xam ne am nañ ko ci département bi mooy wane ni opposition bi moo ëpp doole ci Mbour. directeur exécutif bu ONG 3D di Moundiaye Cissé di yéen di leeral jëm ci ay élection buñ ca noppee fan la ñu war a mën a jaar ba xam ne lii mooy résultat définitif yi ma ngay tàmbalee kon moom Moundiaye Cissé ci ni mu ko waxee ci commission yi mu war a jaar mu di commission départementale ak commission nationale yeeg na muy teeree ca conseil constitutionnel ñu teewlu kàddoom moom Moundiaye Cissé ci micro Mamadou Fall caméra Modou Diop. bu ñu voté ba pare rek. procès-verbaux yi ca bureau de vote ba ak sa centre de vote dañ koy dajale président bureau de vote ba ànd ak représentant Sénat jël ko du jaar préfecture du jaar mairie du jaar fenn day jaar directement ci cour d'appel yi maanaam ci tribunaux yi nekk ci département bi nga xam ne fa la ñu teg commission départementale de recensement des voix commission boobu ñetti magistrat ñoo koy présider am mandataire bu chaque liste fekkee ko ak membre Sénat ñoom ñooy wàññe voix yi maanaam ñooy wàññe xob yi département yi nekk Sénégal ku ci nekk jël li nga jot a am ci ay xob yi nga wàññee pour jox ne diw moo moom lii diw moo loom li ñu yóbbu ko commission nationale de recensement des voix commission boobu mooy wàññi ku nekk département bu nekk mooy defaat wàññi bi mu amaat mandataires yi au niveau national ñoom ñooy wàññi liste bu nekk nombre de voix yi nga am sur la base des PV yu jógee ci chaque département dina am représentant également bu Sénat ak représentant mandataire bu ñu wàññee ba pare ñoom ñu génn li ñuy wax les résultats ndëgëndiku mooy résultat provisoire bu ñu ko jëfee résultat provisoire yi ñu jël ko yóbbu ko conseil constitutionnel mooy def wàññi bi mujj pour génn li ñuy wax les résultats définitifs. commission départementale recensement wot ba ci diwaanu Kees moom génne na ay résultats yi la ca nekk mooy intercoalition Yewwi Wàllu ñoo gagné élection législative yi ñeenti député ya fa nekk ca ñoom la fare ñoom leader yu Yewwi ya ci diwaanu Kees nag amal ab janook taskatu xabaar yi ngir doon jaajëfal seen militants yi jàpp ci combat bi reportage Cheikh Anta Diop Sey Latir. Thiès commission départementale recensement des votes génn résultats yi ci xob yi nga xamante ne sànni nañu ko Yewwi am nañu 83 960 voix waa Benno Bokk Yaakaar am 62 279 voix intercoalition bii de nee nañ am nañu taxawaay bu mat sëkk ci élection yi. yàlla mënuñu woon ñàkk may ndam ndax seen engagement fu ñu ko takk weesu na ko je précise pour ceux qui ne le savent pas yéen defu leen campagne pendant 19 jours. Vous avez fait campagne pendant 21 plus 15 jours parce que la pré-campagne da ngeen koo campagne ci commune rurale yi
kan moo ko def yéen la ndam li bu amee nañ leen gannaaw yàlla nañ leen ko sante. coordonnateur bu Pastef bi nag fii ci Thiès la ndam lii de li ko waral mooy pas-pas bi nga xamante ne waa Thiès yi amoon nañu ko rawatina seeni militant ngir jël ndam li. gërëm sunu investi yi ba pare ndax sunu jigéen ñi ak sunu góor ñi ñoo campagne ci naaj bi ni nga waxee démb campagne ci biir taw bi di fend ci seen kaw. ñoo leen wàcc leen oto yi ngeen dugg ci biir ñu ne déet ñoom combat bi pareegul duñu wàcc keroog ba ñuy dem kër jëm 22h muy taw oto yi embourbé wu jeunes yëpp wàcc oto yi di yuuxu ci biir lëndëm gi ci biir guddi gi ci biir ndox mi ak ci biir ban bi Yewwi ak Wallu. ñeent ñi nga xamante ni ñoom la ñu taboon ci liste départementale bi ñu fas yéene toogal waa Thiès ca assemblée nationale ñoom ñëpp wane nañ leen. muy sunu doyen Alassane Ndoye di soxna Lému Touré Ndiaye ak di soxna Aram Ndiaye. ñoom ci seen jëmmi bopp nee nañ lii de aw yan bu rëy la aw sas la daañu def seen kéemtalaay kattan bu ñu demee assemblée nationale askanu Sénégal gi yëpp lañ fay toogal rawatina département bu Thiès. Aba Mbaye mi ne woon tête de liste Yewwi ci diwaanu Ndar ma ngay fëgg dënnam di jubilé ne moo gagné Mansour Faye moom doon xëccool moom nangu na ne perte na waaye lu mu ci mën di doon nag nee na daañu càmbar xam biir ak biti ana lu war a ñàkk gi ñu jàkk élection yi foofee ca diwaanu Ndar waa Wallu Sénégal ñoom di xam le ne politique bi ni mu tëddeeg li feeñ ci législatif yi jot na nag kon ñu bàyyi Karim Wade mu jóge fa mu nekk ñibbisi fii ci Sénégal di doxal na ñëpp Ousseynou Diop Habib Seck ca Ndar. élection yi jeex na ci diwaanu Ndar géej. coalition Yewwi Askan Wi moo jiitu ci la amul benn lam-lamee loole nag tax na ñi nga xamante ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar amal ndaje taskatu xibaar yi nangu seen défaite waaye tamit xam le ni dañu jàngat défaite bu nu mel. jox na la coalition Yewwi Wallu ñoo jiitu ci commune de Saint-Louis ak commune de Ndiébène Gandiol et daañu jàngat maanaam résultat yi. coalition Wallu Sénégal bi àndaloon ak coalition Yewwi Askan Wi itam ni élection yi ni mu mel jamono jile Karim Wade ñëwam ci Sénégal lu leer la te président Macky Sall waru ko mën a bañ. Karim Wade nag dana dellu si ak dootul dellu si loolu rapport de force moom moo koy changé te rapport de force bi engagé nañ ko avec le régime en place te loolu bu ñu ko waxee ñun Parti démocratique sénégalais bu ñu waxee loolu Macky Sall dana ko gëm parce que nguuru Macky Sall. c'est un régime finissant nguur guy jeex la nguur nag buy jeex da nga koy jeexal ci rafet jeexal ko ci njëkk jeexal ko ci teraanga. Aba Mbaye bu coalition Yewwi Askan Wi bi nga xamante ni moo jiitu ci diwaan Ndar géej moom demoon ci yenn ci gox-goxaat yi c'était askan wi jaajëfal leen ci nañ ko jàppalee. gagne le département de Saint-Louis avec plus de 10 000 voix d'écart avec la coalition présidentielle mosu fi am kon nag ñoom ñoo ko fi def ñun ñoo ko mën. ñun ñoo ko jéem yàlla fital ñu yokk ñu def ko parce que ñun ñooy Yewwi Askan Wi. bu dee ni yenn dëkk yi coow li bare na ci wàllu résultat yi Ndar moom lépp dafa leer ndax coalition Yewwi Askan Wi moo ko gagné Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. fële ca diwaanu Linguère moom Benno Bokk Yaakaar wane na fa boppam bu baax a baax fukki commune ak juróom-ñeent ya fa nekk yëpp la Benno Bokk Yaakaar gagné am na lu toll ci 41 072 voix. Yewwi Askan Wi am lu toll ci 15 840 voix donte responsable Yewwi Askan Wi ñi ngi rafetlu bu baax a baax ñoom it jéego yi ñu def waaye gis nañu ne daal ñi woote si ñoo bariwul bokk na ci li tax seen am ci élection yi wàññeeku Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam ci leeral ci Linguère. bi ñu dénk wàllu élection yi fii ci département bu Linguère génn na résultat yi tukkee ci yooyu la élection coalition Benno Bokk Yaakaar moo jël ndam li ci fukk ak juróom-ñeenti communes yi nekk ci département bu Linguère. département Linguère tey coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné largement suivi de Yewwi ak Wallu donc def naa aussi vote bi li ko xaw a gàllankoor tuuti rek mooy nawet bi nga xam ne gaawut a commencé ñi ci bëri wote wuñ li ko waral aussi mooy que dañu màngoon parce que zone sylvopastorale lañ nekk. au niveau départemental. am nañu nombre d'inscrits mi ngi tolloon ci 127 952 voix yi nga xam ne am nañ ko ñu séddoo ko ak opposition bi mi ngi toll ci 60 316 Benno am ci 41 072 voix. responsable yu coalition Wallu Yewwi Askan Wi ñoom ñi topp ci coalition Benno Bokk Yaakaar di rafetlu ñoom seen liggéey bi ñu fi def ñu jàpp ne am na solo lool. score bi ñu am dans le département y a eu un ballottage. Il y a eu un ballottage surtout dans les communes de Linguère et de Daara Jolof
ndax vous n'êtes pas sans savoir que à Daara élection locale yi Benno Bokk Yaakaar daanaka dafa doublé woon son score par rapport ak ñun tey écart bi ñoom seen bopp xam nañ ne wàññeeku na ndax école Maguette Ndiaye on a raflé les 7 bureaux école Daara Mbayeen on a gagné un bureau de vote yeneen bureau yi ci des est-ce que écart bi barewul en tout cas Daara moom macha allah Linguère ak yeneen communes yi nga xam ne aussi gagné nañu ko kon daal bilan bu satisfaisant wane ne le vent du changement a soufflé Daara ak Jolof commencé nañ dugg ci terrain bi nga xamante ni mooy changer Sénégal. fii si département bu Linguère bisub dibeer ñu nemmeeku woon fi taw bu bari looloo tax ba juróom-benn fukki nit ak lu teg demuñu woon wote ji. leneen lu ñu seetlu ci élection législative yi ñu génn moo di gis nañu ne dëkki kaw yi ñu ca bari Benno Bokk Yaakaar la ñu wooteel li koy waral nag bokk na ci taxawaay mu di politique sociale bi nga xamante ne ji njiitu réew Macky Sall amee na ko ci askan yu fare ci kaw gi loolee njukkeel la ñu ko delloo ba tax ñu woteel ko ci élection législative yi ñu ànd ciy leeral ak Fatou Bintou Conté Thierno Laurent Mendy. goxaan yi dañoo seetlu ci élection législative yi que ni ñoom ñu ci ëpp Benno Bokk Yaakaar la ñu votel maanaam daal dañoo jëloo njukkal ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi Macky Sall. ñun ñu dëkk ci monde rural bi daanañ dem ci dëkk boo xam ne bu timis xasee jot xamatoo lu xew donc xam nga ku ko dundul mënuloo ko xam am na ñoo xam ne fii la ñu nekk xamul lu nekk dans le monde rural mais dans certains endroits timis bu xasee jot dara existé tul doo mën a gis sax ki nekk sa wet donc c'est très difficile muy jafe loolu lépp président Macky Sall dindi na ko tey toll nay temps naan ndox jafe na naan ndox ci boppam lay wax de jafe na jur gi ak nit ñi ñoo daan bokk fu mu daan naanee président Macky Sall loolu lépp dindi na ko. tey ci monde rural bi nit ñi dañuy dem fa daanaka sax léegi robinet lañu am te bu njëkk xalaatu ko woon. am na ci ñoo xam ni it également ndóol bi jàppoon na leen taroon na ci ñoom benn tar boo xam ni il fallait absolument gouvernement bi wàllu leen mu nekk nag ay action yoo xam ni doomu aadama bi da koy yëg fi saa si. bu ñu xoolee bi ci biir lii nga xam ne moom moo di vote massif bi Benno am ci dëkkaan yi lee ñoom danoo votel ki nga xam ne moom moo di Macky Sall ndax danoo jàpp ni ci jafe-jafe ñu nekkee moom moo leen ci génnee. doon di campagne bi des fois am na ci dëkk yoo xam ne ñun suñu dëkk dañ ko doon def rek pour xumbal mais leeroon na ne dañuy gagné parce que président Macky Sall def na Jolof lu kenn mës a def Jolof donc def na feneen it mooy dëkk yooyu nga wax ne gagné na fa lu fa kenn mës a def ñooñu nag wax dëgg yàlla delloo nañ ko njukkal. Aliou Ndiaye nag dinu expliquer li nga xam ne mooy jafe-jafe bi camp présidentiel bi am jamono ji pour li nga xam ne moo di gagné Ndakaaru. jamono ji ñu toll li nga ko mën a expliquer rek mooy peut-être c'est le coût de la vie parce que nag wax na dëgg am na ci ñoo xam ne ñii peut-être mën nañ jàpp ne dund bi cher na parce que même ñun loolu la ñu doon wax. boo demee fenn dañ lay wax de ay li yéen xam na ne président def nañ waaye dund bi cher na. yëg-yëg bi dana am gaa waaye xam naa diir bi muy laaj moo ëpp diir bi nga xam ni moom la yëg-yëg yi di am ci liggéey bi ñu liggéey ci gox-goxaan yooyu. mu di situation boo xam ne faaw nag ñu jug ci nu mu gën a gaawee ngir mën a reprendre li nga xam ne moom moo di contrôle de la capitale bi ak yenn ville yi nga xam ne moom moo nekk fii ci Sénégal. législative yi ay coalition ngi yoo xam ne bu doonub xare la ñu ne ñaaw nañu ci mu di aar Sénégal ak bokk gis-gis liggéey lañ ca perte bëri na bii coalition tête de liste ba Pape Diop la woon beneen ba tête de liste ba Thierno Alassane Sall la woon ñuy gëstu jëmee ci wàllu politique gis ne li leen yàqal ci élection législative yi bokk na ci daal programme bi nga xamante ne ji théorie ba ci ëpp ak ay discours di kàddu yu yëkkati seen digg ak seen militant wala seen digg ak askan wi te yëf yi duggul ci seen bopp bu baax a baax ci jamonoy campagne bi Fatima Touré ak Diafara Ba ñu ngi ci indil ay leeral. tendance yi nga xam ne nag génn na jëm ci résultat wu élection législative yi nga xam ni génn nañu war nañu nag coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ñoo nekk ca bopp ba mu mel ni nag am na yeneen i coalition yoo xam ne nag ñoom dañoo mel ni rek ñu daal ci nërmeelu mu mel ni nag Aar Sénégal ak ñi nga xam ni ñoo di waa bokk gis-gis nag ci la ñu bokk. même bu fekkee ni sax ñoom amoon nañu ay tête de liste yu nga xam ne nag ay kàngam lañu waaye mu mel ni rek ñoom ñi lee convaincre yu benn yoon li nga xam ne nag moo di électorat wu sénégalais yi. rek ni li ko waral li ëpp mooy dañu faussé campagne bi. gaa ñi amoon doole forcing ba jàll mu Yewwi ak Wallu généralement ñoom ñoo faussé campagne bi andi thème mel na ni thème boobu nag moo intéressé sénégalais yi pour dire vrai. parce que Yewwi li mu andi mooy non au troisième mandat ça a accroché nit ñi woteel nañ leen le camp du pouvoir aussi Tata Mimi Yaayu Dior
nous a parlé aussi étalé des réalisations du président donc mu mel ni dañoo jógee ci li ñuy wax élection de représentation dem ci élection de décision. loolee nag ana lan moo koy expliquer. bon malheureusement politique dafa wute loolu ak campagne électorale campagne benn ci ñoom amul doole ci commune soo xoolee Pape Diop 19 communes amul benn commune bu Pape Diop gagné mais soo xoolee Aar Sénégal amul benn commune Thiès bi ñu gagné donc soo mënul gagné commune mënoo gagné département. mu mel ni nag élection législative yi ñu génn ñu bëri ci ay coalition dañoo rek daal di nërmeelu loole nag indi ay jeexi jaaxa ku ci nekk rek di laaj ana rek la coalition yooyee di représenté. ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram ak délégation Sénégal bi war a dem ci 5e édition Jeux islamiques yi tey jii jot nañu drapeau national bi ministre des sports Matar Ba moo leen ko jébbal lu toll ci téeméeri athlète ak benn kon bokk ci fukki discipline ak juróom ñoo war a teewal Sénégal ca Turquie ca dëkk bi di Konya nga xam ne tournoi kii bi xew-xew bi kon diggante juróom-ñeenti fan ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août la alxames ji ci la délégation bu Sénégal bi war a bàyyeekoo fii ci Ndakaaru wutali réewum Turquie ñu am yéene nag ne dinañ def lu raw la ñu defoon ndax atum 2017 ñoo ngi woon ci ñaar fukkeelu place ak benn bi ca yooyu la jamono réew ya fa teewoon tolloon ci juróom fukk ak ñeent. waxtaane wàllu basket ak tàggat gi ñuy tàggat ndaw ñi ci mbirum basket loolee tax na kon international espagnol bii di Astou Ndour amee cosaan fii ci Sénégal di ci dugal loxoom bu baax a baax édition bu njëkk jëm ci camp de basket bi muy def kon amal nañu ko lu toll ci nag fukki techniciens yu ñu ràññee lool ci wàllu basket doon ko teewe ci diirum ñetti fan ñu jot cee tàggan lu toll ci ñaar fukki góor ak juróom ci basket fanweeri jigéen ak juróom ci basket Cheikh Sadi bu jëre lañu ci àndal mu ànd ci ak Amadou Ba. lu ëpp juróom fukki xale jàngal nañ leen basket diiru ñetti fan ci centre bopp loolu doon mbébét bu camp bu njëkk bu Astou Ndour di basketteuse espagnole bu soqeekoo fii ci Sénégal. Sénégal fii nga xam ne lépp foofu la tàmbalee moo tax ma def ko programme bi mi ngi nekkoon initiation formation ak perfection pour mën a jàppale xale yi si fin de semaine bi ñu bañoon am occupé wala soit dem feneen yoo xam ne dañ leen di mën a perturber wala di leen gàndu au moins ñu passé ko en famille ñu jël si wut xam-xam jàng si tuuti bi ñu envoyé ma ay jeunes joueurs j'avais décidé 50 mais finalement on s'est retrouvé avec 60 25 garçons 35 filles. Astou Ndour delloo njukkal entraîneur yi bokk ci ñi ko formé jël ci limu fukk ñu jiite camp bi. comme ay xale yu ndaw lañu dañ leen di jàngal ba basket initiation la ñu di jàngal wala nu ñuy tiré dribble nu ñuy sànni ñu ñuy dawee terrain loolu yëpp dañ leen koy jàngal. développement basket ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp moo tax vraiment ma bàyyi activité yëpp ñëw fekk si Astou jàppale ko ci xale yi. yéene itam jib na ci wéy di amal camp bi. papa bu beneen yoon tey deuxième édition yi soit ñu génne ko ci région yi wala ñu def ko en Espagne ou bien partout dans le monde. njeexitalu camp bi amoon ci kanamu nit ñu takku di seetaan benn jogante ànd basket waykat bii di Carlou-D teewoon na ci indi fa ambiance. gërëm nañ leen bu baax a baax mbokk yi sant leen ci ni ngeen ànd ak programme télévision Futur Média fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi 20h da ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.